Information. Mimi maa ko tuddoon Mimi bravo c'est bon man na wa benn soxla rek la ñu laajee leen biir ci wax du ngeen taxawee ci xablu wàll yu bu mu mën a doon soxla bu ngeen yóbbu bu dee benn soxla laa wax ne benn soxla rek bu ngeen taxawee ci xablu Cheikh Ahmadou Bamba bu ngeen taxawee ci xablu Cheikh El Hadj Malick bu ngeen taxawee demet bi ngeen di dem bi ngeen koy nuyu seen benn soxla rek ngeen teew soxla boobu yàlla du ko delloo bu dina ko faj boobaa nag da ngay teewal soxla bu ma fi jógee soxla ñaan bu ma ñaan yàlla na ko yàlla na ñu ngi naale ñi nga xam ne ñu ngi woon ci ak yéen te jiitu ñu yàlla jot na leen ci yoon ndax benn waay romb na ci armeel jàng benn xuloo laaw may ko waa armeel yi am ku ca doon seddu bopp waaw gi ci buuwa ji bopp waaw gi rek lañ ko ci jox ñu yaatal ci bàmmeelam bi du ëpp ay xasab yu bëri ay mel yu bëri kon nag buñ jàngee ñaari kaamil def ko ci ndigal ñaan yàlla def taw fiix loolu moom su ma éne la man ni jàng xam yàlla def taw fiix ci yéen ñi fi dajee ñëpp parce que li ngeen may mbooloo mi néew na ñu ko mën a am ci mbooloo mu mel nii parce que génération 80 ba 90 léegi bi ñu toogee fële maa ngi leen di xool ne boo xoolee ni ñu toogee maa ngi wax ak Thiaw ma ne ko en tant que journaliste boo demee commencé bind ne ni ñu toogee promotion par promotion lañ toogee parce que ñi xamante ne ñoo daal di toog ci seen i chaise toog di waxtaan waaye ngeen boole ñu ci laajee ñu gis teranga ji ñu am parce que jàngale kat teranga benn teranga rek la am mooy dox ba gis kum jàngaloon mu tekki parce que mooy ki nga xam ne dafa tey li xew jamono ji ñuy wax fa dëkkul jàngalekat moo ko nekkoon day fa boppam ñu tuddee ko ci société bi ay yu bëreem loolu nag bu ngeen ñu mayee ñu jàkkaarloo ñoo jëmm yooyu tey di ci sant yàlla di ñaan yàlla dundal leen ba yéen it fa ngeen nekk teranga yi nga xam ne yéen a ñu koy def jëm ko ci ñun yàlla di jox ñu koy def teranga yooyu ñu jëmee ko te tàmbalee ko ci seen i doom yi ngeen jur te yàlla bu ngeen togg boo pare jéggi togg ko lépp lu ngeen togg yàlla ngeen ca lekk xam nga ni sax mos ca mosle ca barke yéen ci yàlla moom
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى صادق الأمين ومصدقون على ذلك من الشاهدين والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ورضي الله عن أصحاب ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وصالح وزيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة وعباس والجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وخير أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل يا مولانا من المنيبين والظالمين لهم بإحسان إلى يوم الدين Ya se colaborateur moom la leen
léegi ñu ngi jàng xam kenn ku nekk nag teewlu soxla su mën a am ba di soxlaay ñàkk amul ndax bu la neexee ñu yàlla dafa wax ne jàngale alxuraan ngeen ko jàngee rek mu defee ma fajal leen kon soxla bu nit am na ko teewal soxla bu ngeen yemee ci soxla yi ngeen am nii nag da ngeen di perte ñun léegi day wax ne lépp soxla bu ma dab ci sama dund yàlla na ko yàlla fajee ni ma ko bëggee di def mu gën ci man boobaa bu ngeen fi jógee lépp lu taxaw ci seen kanam moo xam doom moo xam lu mën a doon. Qui ont eu à faire bon nombre d'entre pour fréquenter cette salle de classe. looloo tax biñ demee ba leen ci salle dañ leen karal leen defal leen ko lépp ngir jàppale leen parce que dañ ne jàmbaar amul fu ñu jàppale am yéen it war ngeen ciy jël exemple. À ma droite, j'ai Mamadou Sarr, ancien c'est l'adjoint du principal, empêché aujourd'hui. Et Mme Pierre aussi, professeur de mathématiques. Et le groupe que vous voyez là-bas, c'est le gouvernement scolaire qui est composé du président, mais également du secrétaire général, mais également d'autres membres du gouvernement. Et je prends tout simplement la parole pour vous remercier. Vraiment, vous dire combien aujourd'hui nous sommes honorés. Nous sommes satisfaits de vous recevoir dans notre établissement de CMXMT. Le geste que vous avez fait aujourd'hui nous va droit au cœur. Soyez-en rassurés, nous sommes honorés, nous sommes satisfaits de vous. Vous avez créé un déclic. Il y a beaucoup de générations qui interviennent au niveau de l'établissement. Mais votre génération et celle de l'ADA vraiment font des efforts exceptionnels pour la réussite de nos élèves. Et ça, c'est un constat que nous avons fait. Depuis que vous intervenez dans cet établissement, nous avons constaté un léger mieux dans les résultats scolaires que nous engrangeons. Je peux vous même donner le taux. En 2020, nous avions un taux de 64%. Mais c'est un constat qu'on a fait. Mais depuis que vous intervenez à l'école, nous sommes satisfaits de vous recevoir ici au niveau de notre santé. Et je prenais la parole seulement au nom du principal empêché, mais également au niveau du corps professoral
et du membre de l'administration, on est satisfait, on est content. De toutes les façons, je vais donner la parole à Ndeye Yacine. Je me nomme Ndeye Yacine John et j'étais ex-présidente du gouvernement scolaire. Cette année-ci, je suis la vice-présidente, je suis la conseillère et l'adjointe numéro 2 du président. Je voulais vous dire que le niveau, la classe. Vous êtes de quelle classe? En troisième TD. Je suis très contente de votre venue parce qu'on voit les espoirs magnifiques que vous avez faits et nous comptons sur vos pas parce que ce sont de bonnes initiatives que vous avez envers nous. Si vous nous amenez des livres, vous reconstruisez nos bâtiments, nos toilettes, c'est parce que vous voulez que nous ayons un meilleur apprentissage. Et nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons faire de notre mieux pour être à chaque fois les premiers et lever le nom du CMT encore plus haut que vous l'avez fait. dinaa wax tuuti ci kàllaama wolof mbégte rek a tax nag may wax. parce que yëg naa ni quelque part la relève est un peu sur la route. kàllaama nasaraan yi ñu dégg dañu jàngal teg la ci yoon ci li ñuy dund actuellement ay élèves moom moo mën a def loolu. c'est sur la bonne route. ma bëggoon na rek wax yéen gouvernement scolaire. ñoo ngi nuyu. ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp rek te di leen sant di leen. ndax kenn ku ne si ñun tey jii yëg nga loo xam ni xam naa ne boo ko masee yëgit bariwul ñu siy sant yàlla nag bu baax. ndax yàlla sunu borom moo nu ko fàggul moo nu ko defal nit ki moom loo mënalut sa bopp defaloo ko sa bopp da nga siy sant yàlla loo defal sa bopp nga sañ a tiitaroo waaye loo defalut sa bopp da nga siy sant yàlla sunu borom lii nag yàlla moo nu ko defal moo nu ko fàggul ñu siy sant yàlla bu baax a baax xam naa dañuy dugg si liggéey bi rek. ndax bañ a guddal kàddu yi nga xam ne kenn ku si nekk am nga ko war koo jottali dañoo waxoon ni dañoo doon sàkku si sunu kilifa yi nga xam ne ñoo teew ñu tànn si monsieur Thiam mii nga xam ne moo toog si sunu wet doon sàkku mu ubbil nu jataay bi si ay ñaan ñaanal mbooloo mi ñu ñaan yàlla lii nu fi dajale nu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamin te lépp luñ ci séentu wala nu yaakaar ko ci suñu borom dimbale nu ba nu am ko suñu ubbilee ba noppi nag ñu jox Serigne Mbacke Sow coordinateur nga xam ne tey jii lii kat bu nu ko suñu borom baaxee dafa am ci jëmm yu mu ko jaarale mooy ñaar ñiy toog di Serigne Mbacke Sow mii ak soxna Fatou Manel ndax ñoom la sunu borom baaxee mu tàmbalee ci ñoom mu doore ci ñoom donte nag xalaat bu rafet la boo xam ne kenn ku ne mënoon nga koo am waaye yàlla mi yorub dogalam di dogal moom dogal na ci jëmm yii la ko jaarale ba nu am lii nu am tey ak li ko weesu lépp ak li ci sunu kanam su waxee ba noppi moom it soxna Fatou Manel mii dana jël kàddu moom it wax su noppee nag ñu jox Serigne Ousmane Ndim moom it mu jottali ay kàddu ci turu mbooleem rek ñi nga xam ne ñoo leen yëlif ak nawleem yi nga xam ne ñoo fi toog suñu noppee nag man mii dinaa jël kàddu su loolu jàllee wax nañ ni dañuy def benn projection ñun ñëpp ñu teewlu ko su projection bi jàllee nag ñu jàll ci plénière yi mooy intervention yi nga xam ne kenn ku ci nekk rek am nga kàddu tey jii goo bëgg a wax goo xam ne yaa ngi ko ëmb ci sa xol bu yàgg ba léegi nga bëgg koo génne feeñal ko ñu jël suñu temps rek kenn ku ci nekk li nga bëgg a wax nga wax ko su ko defee suñu àggalee nag ñu jëm ci conclusion yi ak li nga xam ne mooy projection yi li nga xam ne
fa lañ dox jëm kenn ku ne la nga ci xam ci lu baax yow nga jottali ko ñëpp mën koo teewlu kon xam naa bañ a guddal rek ñu jox kàddu gi monsieur Thiam mu ubbil ñu jataay bi ñaanal ñu su ko defee ñu tàbbi ci liggéey bi jërë ngeen. neen mu wax ñu ne bu ngeen santee ma dolli leen téyel ñu ko ba mën a sax sant ko tim di wax alhamdulilah pour mu dolli ñu waxtu nekk muy dolli ci mbooloo mi dolli ci jëmm dolli ci qualité dolli ci man-man dolli ci wér ba daje yi di mën a am waxtu wuñ ko bëggee moom rek mooy ki am kàttan lu ñu koy defee moo ko man te amu ci soxla nit ki lim tële rek na nangu ne yàllaa ko def damaa xamul luy nit ki lu mu tëlewut laa xamul man nit ki amul lenn lu man ba muy julli dafa waxoon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow la ñuy jaamu ba mel ni luy bëgg am mu dawaat na ko waaye yow la ñuy dimbandikoo bu dee da ngaa am fulla ba ne yaa am ndox moo jàppee di fayru facture robinet bi ndox mi moom buy daw di xelleeku du ci sa coobare yow boo amee kàttan bay raxas sa loxo yi di jàpp kàttan loolu moomoo ko laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la wax pexe kàttan yépp moom moo ko yore yàlla buñ gis suñ bopp ci suñ benn jëf waaye nag yàlla nañuy fexe bay gis suñ jëfi moroom yi ci ñun nit ki jëf moom na fàtte boppam ci jëf ji waaye yow ki la jëfal nag bu ko fàtte comme li nga xamee noonu lañ gërëmee Mbacke Sow ak soxna Fat Manel ci itte jiñ def xel la mu yàlla yankiwal leen ñu dundal xalaat boobu ba lii am dañ leen gërëm parce que yàlla moo wax ne ku gërëmul nit ñi doo ko gërëm dafa mel ni kon yàlla dafa jaxasoog nit ñi ba dootuñ leen xàmmee te loolu buñ demee ci wayu Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu mi ngi misaal diggante jëmmam ji ak jëmmi yàlla ji fa bekk suukar dugal ko ci biir ndox ne ku munta teqale suukar si ak ndox yi mënoo maa teqale man xaadim ak yàlla soo naanee ndox moomu nag la mi saf suukar la kon lay boo naanee yàlla la mi saf Cheikh Ahmad Bamba la waaye ndox nga naan nag xaw ma li may wax ñu ngi koy déggam déet waaye loolu rek laa bëgg a wax ñu jàng Faatiha benn yoon ak benn salaatul Faatiha jox ko àddiyee yonent bi nga xam ne lépp lu yàlla joxe ci loxo mi lay jaar moo koy jottali di ko wax ne suñ bëgg-bëgg yi day yonent yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg waxtu wuñ bëggee rek nga dem ci sa waa ji mu yëkkati jox la nga jox ñu te boo ñuy jox na fekk bu fekkee dafa amoon safaan bu ñu ci nar a dal tim nga dindil ñu ko dagaanal ñu ko ba benn lor bu ñu ci fekk bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. Donc bonjour mesdames et messieurs, chers camarades de la génération 80-90, chers doyens et distingués invités. Donc nous voilà réunis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc pour notre assemblée générale, 2 ans après la naissance du groupe 80-90 de Semtey. En effet, 40 ans de traversée du désert, marqués des fois par des moments de joie, mais cette journée avec tous les membres de cette génération, sans exception, mais Dieu a rappelé certains d'entre nous dans son paradis céleste. Prions pour le repos de leur âme. Voilà donc 2 ans que l'idée de nous retrouver était lancée, mais freinée hélas par cette pandémie de Covid-19 qui a plombé toute la planète, donc avec son corollaire de désastre. Nos pensées aussi vont aussi à l'endroit de nos camarades de la diaspora, éparpillés un peu partout à travers le monde, qui ne cessent de participer aussi activement donc pour la bonne marche des activités du groupe, qu'ils soient remerciés vivement. Nos pensées aussi vont aussi à l'endroit de nos chers encadreurs, professeurs comme personnel administratif, parmi lesquels on peut citer doyen Ousmane Dim, doyen Abdou Thiam, doyen Cheikh Mbaye, doyen M. Thiaw, doyen Lamine Diop, Marie Tabar, doyen Badiane, donc pour ne citer que cela, donc Samba Niang aussi, pour ne citer que cela, Bamba Ndiaye aussi. Nous ne pouvons pas oublier notre regretté principal, Feu Alioune Badara Dièye,
qui a marqué des générations et des générations de par sa courtoisie, son calme, mais surtout sa rigueur. Donc qu'il soit rétribué à la hauteur de ses actions. D'ailleurs, nous allons faire les démarches nécessaires pour que l'école porte son nom. Mesdames, Messieurs, chers camarades, soyez encore une fois les bienvenus dans une ville qui a marqué dans une grande partie, d'une manière ou d'une autre, à la carrière de chacun d'entre nous. Diourbel aussi, qui a vu Cheikh Ahmadou Bamba gardé en résidence surveillée pendant 15 ans, qui est un creuset où beaucoup d'hommes et de femmes de ce pays se sont abreuvés et continuent encore de s'abreuver. Donc, malgré les vicissitudes de la vie, vous avez tenu à partager avec nous ces grands moments d'échange et de partage. Soyez-en vivement remerciés pour vos actions multiples et multiformes. Vous avez participé de façon significative à la réhabilitation des toilettes et de 2 salles de classe, donc, qui permettant ainsi le bon déroulement des enseignements-apprentissages de l'école CMT 80-90. Notre souhait, c'est de faire plus pour permettre à l'école d'être parmi les meilleures, comme ce fut le cas dans le passé. Donc, après 2 ans d'existence, nous devons donc monter en puissance et aller vers une association avec une dénomination que vont nous proposer nos experts juristes et financiers de renommée qui ne manquent pas aussi dans le groupe. Donc voilà, chers camarades, quelques mots que le bureau provisoire souhaitait placer à votre endroit. Bon séjour à Diourbel, vive la génération 80-90, vive le CMT. Nous déclarons ouverts donc les travaux. Merci de votre aimable attention. gaaw a jooy mais tey moom du ma jooy damaa kontaan bi xale yi wàccee dama ne enfin sama rêve réalisé wu na ma ciy sant yàlla bu baax a baax nag vraiment kontaan bu baax parce que idée bi ma ko amee yàgg na y a de cela 20 ans Aïssatou Idi mii laa dem këram ñëw Diourbel uniquement pour dem këram waxtaan ceeg moom mais antuwul mais taxul ma bàyyi mu nekk rêve boo xam ne daf ma teniroon à cœur ma bëggoon mu réaliser wu ci laa ñëwee waatee 10 ans après wala 20 ans après ci Serigne Mbacké proposé ko moom tamit mu jàppale ma ci bu baax vraiment mënuma ko fay. xëy na yàlla moo ne woon lii dina taxaw ma wax ko mu ne ma amul benn problème ma ne ko puisque yow yaa nekk Diourbel dama bëggoon ñu taxawal lii ñu waxtaan ci ba pare man ma dem ñibbi Mboro moom mu des taxawal groupe bi ma koy sant bu baax di ko gërëm. di sant bu baax nag vraiment sage yi parce que mënoon nañu seetaan. mais dañoo ñëw jàppale ñu jiite ñu comme nit ñu jiitee woon avant bi ñuy yoree ci ñu nekk tout tànk jàppale ñu jàppale bu rafet vraiment am ñu seen fay di sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk groupe bi parce que ñun taxaw rek lañ ci am mais ñi ko defar ñi nga xamante ne ni bu accès fii tey ñoom ñoo tax vraiment man awma seen fay te mënuma ci bañ a lim ay quelque ku ci mel ne bàjjan Binta Yaama mention spéciale à Badiane amuñu fayam vraiment amuñu fayam du guddi du bëccëg vraiment lu nekk xam ne mën na am sax dégg na ci lu ko naka wala leneen mais terewul dafa tëdd rek jàpp ci groupe bi Aïssatou Idi mënuñu ko fay trésorier ma Serigne Sall kenn amul fayam moom kenn amul fayam ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jàpp ci groupe bi yëpp yéen ñii toog nga xam ne yéen nekk ci groupe bi di guddeeg bëccëg di ci wax Awa Thiaw mënuñu ko fay Awa Thiaw mënuñu ko fay ba bi muy liggéey bi borom këram dëddoo mi ngi nekk continuer di liggéey kooku mënuñu ko fay dañ koy bàyyi ak yàlla te borom këram bi dëddu yàlla na ko dëddoo jàmm te xare ko àjjana fi daw si man daal vraiment damay tënk foofu parce que sama xol sedd na trop retrouvaille bi dama ko rêvé woon ñi nga xam ne ñoom laa cheminé woon Franco ñi ma cheminé woon CMT LTAB ñoom ñëpp dama doon toog di leen xalaat di leen rêvé parce que moment yooyu dootuñu ko dund ci suñu àddina moment yi gënoon a neex ci suñu àddina mooy moment yooyu moment yi fi nekk nii dafay metti xëñ na ak famille beeg yooyu xam nga responsabilité mais moment yooyu dootuñu ko vivre ma bëggoon nag ñu revivre ko retrouver wu loolu moo nekkoon idée bi ma ciy kontaan bu baax di leen sant di leen gërëm parce que mënoon ngeen ñu seetaan mënoon ngeen ci bañ a jàpp ba affaire bi du agsi fii tey waaw sant naa leen daal gërëm naa leen vraiment merci beaucoup. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام جام سلام ملك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa panelu CMT 80-90 ñi ngi am mbégte di jël kàddu fii dama retrouvé sama élèves yi ma àndaloon de 80 à 90 te ànd ba rafetoon lool ma sant yàlla bu baax ci ba ma dimbalee ba tey jii jàkkaarloo ma ak ñoom di am kersa xale yépp amut koo xam ne kii monsieur Diop la ma daan wax déedéet père rek père Lamine rek loolu laa dégg CMT boobu li ma retraité kon yéen lii ngeen nekk tey jomb leen xam nga la pensée je la donne à vos parents seen waajur yi ñoo leen yar ñoo leen jox éducation boo xam ne bii bu ngeen génnee ci biir seen kër waajur yi képp ku ngeen tasee rek jox ngeen ko cëru kilifa jox ngeen ko cëru waajur moo tax fu ngeen mën a dem itam bu neexee yàlla jàmm ngeen fay am salaam ngeen fay am te ñëpp dinañ leen jàppe comme doom juñ jur tey jii sama xol dafa neex dama bég lool ndax jàngalekat li honneur mooy jàngal nit mu wëlbatiku nga di ko foo nekk mu ni maa ngi place sàngam fonctionnaire sàngam laa dara dax ko man dem naa Dakar di lijjanti ci ay kayit rek ma fekk benn ministre bi ma ñëwee wax ko secrétaire bi ni ko diw laa soxla woon ne ko benn maître ko doon jàngal mu daw génn songu ma ni ma ah Mr Diop waaw loo soxla woon ma ne ko benn dossier daal laa indi woon pour ñu lijjanti ma ko mu ne ma ah boobu dossier de pare ma ñëwal daal di ne secrétaire bi indil ma boisson ma dugg ci bureau mu jox ma chaise ma toog mu indil ma boisson indil ma ay affaire yëpp daal di ma toogal xaar ko lui-même moo dem def tous les papiers defal ko ba mu nekk en parfait état mu indil ma ko en 3 exemplaires jox ma xam nga kooku lu ko dàq amul. C'est un honneur pour l'enseignant. Yéen ñii bi nekk nag tous les gens qui ont fait le CMT moi je dis que zéro faute. Vous êtes exemplaire. Vous êtes exempt de nu ñu koy waxee sax sama xol ko neex. waaw ndax élève boo xam ne bii rek xamoon naa ko rek bu ma tasee moom rek ndam la ma jox. Je commence par Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye damaa am sama gàmm mu wax ko Aly Ngouille Ndiaye yónnee ma 250 000 ni ma ci Diop damaa xamul woon foo nekk waaye nag comme yàlla woon na ma la lii maa la ko dimbalee ci sa gàmm goo amati itam nag ma ko teel a wax ma jëndal la nag dencal la ko ba bis ba nga ñëw yónnee jël si ko xam nga kooku lu ko gën a neex ci xolu jàngalekat amul ah et tant d'autres su ma bëgg ma cité ñëpp ñin kii di bàyyi ci des mais dama leen di wax ni leen lii ñu am ñun jàngalekat yi kenn amu ko ku dul jàngalekat am say doom ñu nekk ci sa gannaaw loo war a faj ñu faj ko fu ñu war a tekkee ñu tekki fa lu ñu war a def ñu def ko te am dignité bu mat sëkk boo xam ne bii état bi xam na ni ñii c'est des citoyens modèles loolu dara ndax ko ci koo xam ne kii yaa leen formé sama xol nag neex na lool Ousmane Alioune Ndim dafa baax rek il est bien Ousmane Alioune Ndim dama koy wax ni ko yow léegi dama lay soppali imam de panel bi ndax pour ñaan jotee boo ñaanee rek lépp am saa yoo ñaanee itam say ñaan rafet te Alioune mooy coordinateur bi en général man lu ma bëgg a xam ci panel bi su ma ko wooyee mu wax ma il m'informe moom monsieur Sow dem nañ ci këram à plusieurs reprises fekk ci ay réunion man nag seen papa la seen doyen la mais seen soldat la je suis à votre disposition guddi ak bëccëg fu ngeen ma soxlaa woo leen ma lu ngeen bëgg a dox lu ji bu moo ko mënee dox bu leen ma ñëpplu woo leen ma ànd ak yéen wala ma doxali leen ko ñëw rendre leen compte
tant que je serai vivant je serai agent du CMT. sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sama xol sedd na lool li ma bëgg a wax yëpp mënu ma koo wax parce que j'ai le cœur gros. Je suis fier du CMT et surtout du CMT 80-90 yal na leen yàlla yokk yal na leen yàlla gën a suturaal seen doom yi ngeen am yal na ci yàlla boobu ba ñu màgg ba tekki ba yóbbu leen ku ci nekk màkkatal mu karama parce que ñun boo ko ñaanal loolu moo gën a am importance ci li koy ñaanal yal na leen yàlla defal li leen gënal te gën ci yéen seenu njaboot itam fexe leen ba indi leen CMT ak ñu topp seen i ginnaaw ndax kat le CMT encore n'a pas encore démérité li ma ciy dolli nag moom mooy les cadres qui sont dans le gouvernement je les appelle ñu ñëw jàpp ci CMT Aly Ngouille Ndiaye na ñëw Birima Mangara na ñëw Souleymane Ndéné Ndiaye na ñëw Dame Diané na ñëw dégg nga Marième Faye Sall war naa mën a def lu rëy ci CMT bi mu nekk benn marque boo xam ne bii bu fi jógee ëllëg ñu di ko fàttali ko parce que lii kii wax nii monsieur Sow lim projet bi mu wax ni dañoo bëgg a def CMT ñu def ci turu Alioune Badara Dieye rien n'est plus grand que ça c'est un signe de reconnaissance magnanime je lui dis grand merci pour mu bañ a guddal xam nga jàngalekat bu màggat day bari wax maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di leen tendre la main Lamine Diop laa tudd sama numéro de téléphone ku ko bëgg a jël dinaa la ko jox ñuy dog koo lépp loo xam ne lii soxla ngeen ko ci man n'hésitez pas allahumma salli ala sayyidina ñaari at a ngi nit ñuy jokkoo waaye gis nga ñaari at yi ñuy jokkoo te gisewul li nu si jëflante si lu baax nit dëkk naa nit fukki at te jëflante ko nit si lu baax loolu ànd bi dëggu bi moo ko waral ndax kenn ku ne si ñoom bu jëloon kàddu tey bu waxee la muy wax du wuuteeg la moroomam wax li naan montre yu baax yëpp ñoo bokk heure bu ñu wone yàlla dimbale nu ni nu ko waxee bërëb bii dañ fay nekkoon di fi jàng booba ñun ñëpp kenn xamut lan moo nekk ci sa kanam ñu nekk fi di jàng ci circonstances yoo xam ne ñi ngi wax sax ni école bi dafa xaw a délabré waaye bu nu bàyyee xel ci école bi ni mu meloon bi ñu fiy nekk ak tey jii dina am lu bëree bëri loo xam ne ñun dinañ ci dellu sant ci yàlla sunu borom ndax kenn ku ci nekk bi nga duggee da nga retrouver sa bopp da nga ñëw ci salle bi nga newoon di jàng nga mën a xam ni salle bii di nekkoon naa fii laa defee 6e fii laa defee 5e fii laa defee te lu bari changé wu fi tey bu changé woon sax boo ñëwee doo retrouvé wu mais man originalité bi nii man neex na ma sax ñu ñëw xool école bi lu bari mel na mu meloon booba nag ñun ñëpp kenn xamul fan nga jëm ñu nekk fi ba jóge si ni xale di nekkee ak moromam rek wala si ndongo daara di nekkee ak moromam mooy di kaf di ree di ànd di jàng si di ànd di ñibbi di demlante ak di dikkalante waaye taxul woon ñu xam ni àddina dina dox ba lii am suñu diggante ndax lii nu am moo raw ak mbokk ndax damaa déggoon suñu Abdoulaye Mbacké yàlla na ko yàlla fayal mu wax ni bokk gi gën a jege mooy bokk ndey ak baay mi ngi mel ne bokk fanaan si néeg su ngeen xëyee ku ne dem ay nit bokk nañ ñaari wajur kii jëm nii kii jëm ne séquñu dara loolu ndax da nga ko comparé ak ki nga xam ne bokku leen dara waaye lii bëgg-bëggam ak lii sa bëgg-bëgg benn la ngeen ànd di ko dox di jàpp leen si aw yiw ak lu baax tey moytu lépp loo xam ne day noonale ak di sori ay xol loola yàlla dimbali nu ba mu feeñ ci ànd bi ba nu ko sosee rek loolu daal siy feeñ ñëpp adhéré képp ku nu contacté rek ñu ne la ah créé nañ groupe WhatsApp boo xam ni ñu nekkoon CMT génération 80-90 nga am mbégte lool si dugg si enthousiasme bu doy waar nga xam ne élan bi ñu amoon sax xañ na yii fi xew moo ko xaw a ralentir waaye yaakaar naa bu continué woon élan boobu continué woon kon dinañ weesu fii sax ndax lii ba nu ko bëggee yàgg na waaye tey la ko suñu borom dogal ñu siy sant yàlla bu baax a baax may seere yéen ñi nga xam ne yéen nañ suñuy kilifa ne gis nga ñii ñu baax a ngi nii jigéen ñi ak góor ñu baax a ngi nii ñu rafet ay xol ñoo xam ne li ñuy def lépp buñ ko nataaloon
ku bëgg lu baax mën nga see roy wallaahi ku bëgg jëm kanam mën nga see roy ndax ku xewle dara ci sunu biir bu ko kenn rek yëgee rek day gaawantu rek dugal ko ci groupe wallaahi su ko defee ñëpp daal di adhéré participer ku ci am xew naqar ñëpp dañuy jóg ànd ak yow yaay Mariama Pouy moo si mucc Serigne Ousmane Di mi nga xam ne moo féete fii nga xam ne lu fi xew mu taal otoom ànd ak soit ma Serigne wala Serigne Mbacke wala Soxna Mariama wala ñu fi nekk ñu ànd dem te bu ñu demee teewaluñ seen bopp panel bi yëpp la ñu teewal bu dee Dakar ña fa féete def noonu bu dee feneen noonu te li ñuy jëflante aw yu rekk la ak lu baax jiitaluñ njariñ jiitaluñ intérêt jiitaluñ dara mooy sàmm kóllëre ndax ki ngay jëflanteel lu baax te gisagoo ko kooku boo ko gisee yaakaar naa day yokk waaye du wàññi ko du dellu ginnaaw ñu baax a ngi nii sëñ Lamine rawatina soxna yii nag jigéen ñii ñu baax la jigéen ñi semte yii ñii ñu baax la ñii ñu sell la ñii ñu rafet ay xol la xam naa si dara xam naa si dara bu baax nañ tàgg seen bopp barki démb dama yëgal sëriñ bi lii fi xew muy xalif général des Baye Fall mu ne ma yow xanaa du fa ngeen demoon doon ko bay école ba ma ne ko waaw mu am si mbégte lool wallahi asid ma xam ne rek lu baax moom moo dul réer boo defee lu baax faw yàlla dina la fay sunu ñi nga xam ne ñooy ay góor jàppale leen lool ñoom it dañoo lim léegi ay tur bëggu moon sax a lim mais dafa am ñoo xam ne dëgg yàlla mënuñoo wax te tudd ñu leen soxna Binta Yaama mais panel bi fu mu àgg bokk na si ña ko fa àgg loolu ñëpp danañ si ànd ak man waxoon naa ko dernièrement si panel bi loolu ñëpp danañ si ànd ak man ndax du noppalu guddi ak bëccëg jàmbaar la joo xamante ku bëgg lu baax la koo xam ne yemul rek si kaw intervention si biir panel bi waaye day def ay inbox ak ñëpp nag xam nañ ni mbooloo neexut a gérer te kàddu bu xësee jib dem na bal la mënatoo koo xëcc des na si kan jëm si moom mu mën a am xel mu ko dégg xel mu rafet mu ko déggu waaye bu ko déggoo neneen it mën naa jur leneen lu bokkul ak la taxoon kàddu bi jóg loolu lépp nag lu ñuy gérer la si biir mbooloo kon moom am na ak cant suñu ko santee moom moo sant nañ soxna yi si groupe bi yëpp suñu santee sëñ Mbàkke mii sant nañ góor ñëpp ndax kenn ku si nekk yaa ngi joué rôle ba nga xam ne moom nga am te di ko joué waxtu wu ne ma Serigne Sall mii waxtu wu yewoo message am di départ bu fekkoon ni benn message rek mooy rot ci panel bi ci groupe bi boo ko seetee ma Serigne Sall lay doon bañ nañ ko ba man discours am bi li muy wax dama dem ba këru ko ndax benn wax la bu ko neexoon xam nga bu fekkoon ni da ngay wax di tuddul jour nga naan lam waxoon démb moom la envoyé waat waaye chaque jour la ko yónnee ndax bu dee lundi danaan yàlla nu yendoo altine jàmm mardi yàlla nu yendoo mardi jàmm kon li nga def ñun ñëpp nga ko defal waaye yéen ñii nag ñu leen di sant bu baax di leen gërëm yàlla moo leen baaxee ngeen dimbaleenu lii nga xam ne liggéey bi fu mu mën a àgg fu mu àgg si àddina rek ci yéen la ko suñu borom jaarale kon cant gi ak ngërëm bi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem c'est l'occasion nag ñëpp toog suñu kilifa yëpp toog ñu rendre leen nag hommage ñëpp ànd nañ ci ak li si dolli ko mooy suñu kilifa yii teew tàmbali woon naa di wax si ñoom waaye dama si dellu si waat xam naa néewaa na lool lu mel nii am nga am say kilifa ni toog ñii wër la loolu lu jafe la sëñ Lamine mii dafa wax léegi lu am solo mooy li ngeen def si ñun gis nga ñii ku si newul si barab di liggéey wala nga yor responsabilité bu rëy boo gisee sunu jataay bii rek nga xam ne ñii li ngeen def si ñoom moo ëpp doole responsabilité
ndax nit yor na responsabilité te xamul nu mu koy téye nit yor na responsabilité te taxul mu mel na mu war a mel waaye ñii nga gis dajeek ñoom tey saafonte ak ñoom yow xam nga gis nga ni ñu mel xam nga ni ñu mel kenn ku ne si ñoom tànneef la kon liñ séntu woon si ñoom ndax dund gi kat mi ngi mel ne jigéen juy sëy rek farata ji moom contrat sëy moom doom bokku si bu si doom amee nag bénéfice la rek tonon la lu neex la waaye ñii li nga xam ne contrat bi ngeen amoon ak ñoom mooy ba ngeen fekkee fu dara néewut ndax bi ñuy jógee école primaire ñëw collège indaale wuñ benn bagage lan lañ lay jàngal ay 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 mathématiques yoo xam ne nga ñëw ñu indil la yeneen forme mathématique indil la beneen forme njàngum tubaab français indil la ay matières yoo xam ni xamoo ko woon loolu ñan ñoo ñu ko jàngal bi yéen kon si yéen lañ doore kon la tax ñun suñu xel mën a ubbiku ba nu mën a jóge fii jàll si daara ju mag ji lycée wala jóge fa dem ba université daraja ji fu mu mën a àgg si àddina booba fekk na laytaay gi yéen a ko lal ba noppi mu te mu mel na mu war a mel waaye bu mel woon na mu war a mel kon bari na cursus yoo xamante ni fii bu fekkoon ni formation bi nu am fii dëgërul kon duñu ko àggale te CMT kan ñii teew nii asaka yi ñi bokk ci panel bi la il y a plus de 235 membres yoo xam ne ñi ñu retrouvé te am na ñoo xam ne gisaguñ leen wala jotaguñ seen numéro ñu war ci bokk te li ma la wax nii génération benn génération la ñi ñu précédé yaakaar naa am na ku leen fi toogal ah sëñ Modou nga xam ne ñoom ñoo nekk suñuy aîné ñoo ñu jiitu ñoom tàmbali woon nañ ab liggéey boo xam ne ñu ngi ko tàmbali woon fii ci CMT ndax bi ñu fi ñëwee di bay tool bi di bay école bi daje woon nañ fi ak ñoom ñu am loo xam ne ñoom wax nañ ñu ko ñu tàmbali woon ko amoon yéene ànd koog ñun ñu àggale ko keroog ay yaakaar naa génération yi ñu jiitu ku mel ne ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak ñoom Mamadou Diagne Fada ñoom kenn ku si nekk am na si ñoo xam ne signalé wu nañ yaakaar naa Mamadou Diagne Fada sax duggoon na si panel mi ngi si groupe bi di ànd ak ñun liggéey boobu Aly Ngouille Ndiaye moom si boppam it mi ngi si biir barki démb bi mu ñëwee si sëriñ bi siyaare si ko ma ne ko yow de sunu école ba muy CMT yéen ñu jiitu mais ñun ñi ngi si en activité mu ne ma loolu yëg naa ko te bëgg naa see tabbi si la ma wax sax ni ma am na lu ma fa defoon loo xam ne yónni woon naa ko fa waaye xam naa ni xañ na loola demewul dama ko xalaat di waat waaye bëgg na maa ànd ak yéen liggéey bii li jëm ci sunu kanam ñu liggéey ko te loolu si kanamu xalif général des Baye Fall la ko doon waxee kon yéen ji yaatu na lool fi may tëje daal mooy ñaan yàlla sunu borom sunu lii bu ñu seetaan mukk ba mu sooke incha allah kenn ku ne war nga koo jàpp téye ko mel ni sa yëfi bopp la kenn ku ne war nga am esprit de dépassement si lépp loo xam ne dégg nga ko si wala nga gis ko te bokkul ak la la gënal wala lu la neex ndax kat ay nit suñu àndee te yàlla tax war na noo mën di waxante dëgg te du yàq dara si seen biir te ñun dañoo ànd rek te yàlla tax kenn ku ne fa nga nekk responsable nga ñii ay mère de famille lañ ñii ay nekk ay père de famille kenn ku ne tey jii yaa ngi say njaboot ñii gis nañ seen i sët bay waaj gis seen i sëtaat te loolu dund gu yàlla barkeel la kon sunu doom yooyu ak sunu sët yooyu di nu dégg ak di nu gis nuy ànd ñoom de loolu am ndimbal la si ñoom ngir ëllëg si biir ñu xam ne ñoom kat fii seen waajur yu jaar fi lañu war a wan góorgóorlu jaar fi ndax ñoom ñun mujjewuñ puso mu réer kon ñoom waruñu ko mujje mu réer ñun dañoo nekk si tool boo xam ne bii dañoo toll si bayaat ko dëgg nag ngir mu mën a doon tool bu productif kon bu nu bàyyi bu nu jàpp bu nu yolomal bu ñu deltu ginnaaw nañ gën a jàpp bu dëgër nañ gën a indi xalaat yi kenn ku ne xalaat boo am si lu rafet lu nu war a def loo xam ne bu ñu ko defee mu gën a jëm kanam ñu indi ko
mbooloo boo nee benn ñaar ñett tudd nga mbooloo te lépp lu ñaar man boo tuddee mbooloo ñoo ko dàq fopp te rawatina mbooloo moo xam ne mbooloo mu am positif la mooy nanu gën a góorgóorlu nii nu mobilisé woo tey ñëw xëy na nag ñi teewul ñëpp nag lu ñu leen wax lenn ndax jamono ji moo demee noo xam ne xëy na xat na xataay boo xam ne bii kenn ku ne yaa ngi ci yitte joo xam ne dañ la ko nangul ñu leen di xamal ni ñi ngi leen fi nekkal mel na ne ñoom ñi ngi fi ci suñu biir mooy tous les membres qui sont actuellement au Sénégal et qui ne peuvent pas être présents nañ xam ni ñoom ñi ngi fii toog ci suñu biir ndax kenn koo jàppoon ci ñun ñii rek mën na leen représenté na ñëpp nag ñi nekk bitim réew kasaalika ñoom tamit sëñ Ousmane Badiane léegi la doon woote soxna Soda Dramé yaakaar naa amul bis bu mu dul woote sëriñ Abdoulaye Diop ñoom ñoo ñëpp nga xam ne tey jii ñi ngi ñuy suivre de loin mais ñu ngi tout près ñu ngi nii dend ak ñun nekk ak ñun ndax ñu ànd te yàlla tax bu kenn rek teewee mel na ni ñëpp teew na ñoom ñëpp nag ñu leen di ñaanal yàlla sama borom defal leen tawfeex waaye daal nii ngeen def daal nii daal buñ ci deltu ginnaaw mukk set sëñ Lamine maa ngi ñaan sa jaam ñëpp ngeen ñaanal mo monsieur Mbaye suñu Cheikh ngeen ñaanal ñu ba lii gën a dëgër bu mu deltu ginnaaw mukk bu mu sooxe mukk te bu nu xoolee si yéen ñii mu sooxe duñu deltu ginnaaw ndax tey suñu woote woon gisuñu kenn si yéen tey suñu xel dina xaw a ñaaw tuuti ku fi ñëw da nga ne waaw lii nag waaye tey ñu woote ngeen ñëw bàyyi seen nit yëpp teew fii mooy assemblée bi liñ si doon séntu am nañ ko kon ngeen ñaanal ñu jëm sa kanam rek ñi nga xam ne ñëpp nag ñoo bokk ci panel bii man tudde naa sama doom Marème Faye Sall keroog bi mu juddoo sëñ Mbacke Sow mii dafa ñëw moo Alla Faye ma ne leen man de groupe seen panel CMT bii egg na ci sama xol bi foo xam ne fii bëgg naa ko wutal ab cër samay soxna nag am na ku ci yeeweeku jigéen la am seet leen ku leen neex ngeen tudde ko ci panel bi sëñ Mbacke mii ne ma nañ ko tuddee Marème Faye Sall première dame ndax ci noonu la bokkoon te dafa am ab cër bu ko yàlla jox kon nañ ko tuddee ñoom ñii ñoo ko tiim tudd doom jooju tuddee ko Marème Faye Sall ma nga fee sama kër gi daam loolu lu ma jàppoon ni su ma ko defee dinaa delloo njukkal panel bi ndax ma jàpp ni sama xol bu sedd ak mbégte xam nañ ni doom lu rëy la te aw tur lu am solo la si doom te am naa ay rakk am naa ay mag am naa ay bàjjen am naa ay bokk yu baax a baax a baax a baax nga xam ni kenn gënu leen waaye dama ko wax ni ko kii semtee laa ko may bu demoon bay am jëkkër yi ba ngeen wutal ko buy sëy na ngeen ko muur yóbbu yéenay bàjjen maa ngi sant ñëpp di leen gërëm wallaay la si waaw damaa wax ndeyam ne ko kii na nga ko toppatoo bu baax de na nga ko toppatoo bu baax bu ko sàggal waaw ndax ki ma ko tuddee dama koo fonk dem naa ba yàgg ma ne dañ ko tuddee CMT Fall ñu di ko woowee CMT Fall loolu wallaay asim barke sëñ Touba ñu jàngal ko mathématique billahi loolu laa bëggoon ma ne nañ tànn ñëwoon naa ma ne sëñ Mbàkke nañ ko tuddee waaw soxna Awa Thiaw wala soxna Bintu Yaama wala kenn nañ ko mën a ma nañ ko tuddee soxna Marème Faye Sall ndax mi ngi bokk si ñun te mooy première dame yàlla am na cër bu ma ne ko keroog ñoom fa lañ yendu tudd ba mu àgg loolu ak cër la boo xam ne bii te barki démb ñetti at a ngi nii Serigne Amdi Fall a ngi nii si ndogo yi bu jotee soxna Bintu Yaama mais di soññee ngeen dajale ay kenn ku ne làmb si sa alal indi jox ko mu yónnee ma ko ma jëndi koy nag jox ko Cheikh Rafal ma jox ko njabootu Sëñ Touba loolu jëf jooju yaakaar naa ñëpp yëg nañu te lu ko gën a rëy man xawma ko ndax pas-pas ñun ñëpp moom la ñam man li ma gëm ak li nga gëm ak li keneen gëm kenn ku si nekk la nga gëm mooy sa doole te lii nu gëm ñun ñëpp a ko ndax lu baax rek la te ñëpp lu baax la ñuy sàkk lu baax loolu yi nag wallahi asim sëriñ bi ñaanal na leen ñaan ngoo xam ne na def li mu ni sikk sa ko mu ni
kanam rek ngeen di jëm du ngeen dellu ginnaaw mukk sax barke sëñ Touba Cheikh kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu bañ a guddal rek lu ci des nag sëñ Mbacke moo ma wax ni naa doon modérateur waaye man xam naa lii moom mënu ko waaw tubaab bi jub sax mënatuma ko laaj. Kontante beneen bi itam mooy je ne pouvais pas parler au nom donc de ADA parce que mandat ne m'a pas été donné mais quand même bi ñu yëgee ne invité nañ ma dañ ma ne noo mën a def rek na nga fa teew ba ñu xam ne ñun nous sommes prêts à collaborer parce que les deux entités donc ñoom ñëpp li leen itteel mooy le bien-être donc des anciens du CMT et redorer le blason encore du CMT parce que ñu retrouver donc le statut qu'il y avait dans les années passées. Les meilleurs élèves en tout cas de la région donc provenaient toujours du CMT. ñu sant yàlla itam bu baax loo xam ne daanaka nag ñi nga xam ne ñoo jànge CMT ba ni tey c'est très rare nga gis ci koo xam ne kii xëy na même s'il n'a pas réussi comme niñ ko doon souhaité kenn ku ci yàccaaral fenn daal mosoo koo gis en tout cas du koo xam ne yéen a bokkoon promotion wala dara nga gis muy taxawaalu moom loolu nañ ci sant yàlla ñaan yàlla jëmale ko kanam. Nous tendons la main à nos jeunes frères de la donc des promotions 80 ba 90. L'autre c'est nous qui avons débuté de 72 à 83 sax am na ñoo xam ne ñii dañ leen di gis ci suñu panel di leen gis aussi ci seen panel bi lañ nekk surtout il faut ñu tudd Binta Yama parce que man Binta Yama suñu panel laa ko xamee donc pour dire que moom itam jàmbaar la comme ni ngeen ko waxee di ñaan yàlla daal lii comme nu ko sëriñ bi ñaanee sànq yàlla na jëm kanam te yàlla bu ci kenn gis sa bopp daal nañ jàpp ne rek lu ñu yàlla baaxee la di ñaan mu jëm kanam je vous remercie. D'exprimer à tout le monde ma gratitude, mon bonheur d'être aujourd'hui parmi vous. J'ai été au CMT d'octobre 80 à juillet 84, si j'ai bonne mémoire. Et à l'époque, j'étais jeune, à mes 25 ans, fougueux, parfois impétueux, donc coupable d'impair. Et je remercie aujourd'hui le ciel d'avoir été bénéficiaire de votre compréhension, vous, jeunes élèves. Vous aviez pourtant toutes les raisons de m'en vouloir. Parce que j'ai eu à dire à certains de gros mots, à gifler même s'il le faut. Mais c'est dans le cadre, bien sûr, d'une collégialité tout à fait amicale. Aujourd'hui, je vois de jeunes élèves majeurs, reconnaissants, responsables. C'est toute une fierté à mon niveau. C'est pourquoi avant-hier, quand on m'a relancé pour cette AG, j'ai parlé de contraintes. Et c'est vrai. Aujourd'hui, je peux en parler librement puisque je suis là. Aujourd'hui, on célèbre le 40e jour de ma tante au village. Je devais y être. Ma femme qui devait être à la maison pour m'attendre. Et en ce moment, à Touba, étant marraine de mariage. Donc pratiquement, je n'ai laissé que les enfants à la maison. Et je ne pouvais pas ne pas être là pour marquer ma gratitude, ma reconnaissance envers une famille qui m'a adopté, qui m'a chéri. Je souhaite à cette amicale un grand succès parce que les ambitions sont bonnes, nobles. Et je prie le ciel qu'il vous accompagne nuit et jour afin que vous atteigniez vos objectifs. Comme promis, je ne serai pas long. Je renouvelle toute ma gratitude à tout le monde ici. Et pour terminer, je réponds également à des questions silencieuses qu'on n'a peut-être pas la décence de me poser. Pour certains, bien sûr, je suis un revenant. Ça fait rire. Parce que quand j'ai intégré le colonel, j'avais ouï dire que Tchao était devenu un feu. Ça m'a fait rire, bien sûr. Parce que je sais que c'est un manque d'information. Et de toute façon, ce n'est pas une chose qu'on souhaite. Parce que tout le monde s'en était désolé. Et quand j'entrais, je t'ai vu comme un revenant. Du tout, j'ai créé toute une félicité au niveau du groupe. Ça montre à quel point
l'enseignant est lié à son élève. Quand j'ai quitté Diourbel en 1984, je suis allé à Ziguinchor. Je suis resté 12 ans. 12 ans pendant lesquels j'ai vécu des joies et des peines. Le décès n'est pas fortuit parce que c'est là où j'ai perdu ma première épouse. Donc forcément, il y a eu peut-être un quiproquo, un malentendu. Le décès d'une épouse a été prêté donc a été prêté à l'époux. Quand je suis allé à Dakar, c'était en 98, c'était au collège Ousmane Socé Diop de Diourbel, de Dieuppeul. J'y ai travaillé jusqu'en 2003 et j'ai réussi à un concours, au concours du CESAG, où j'ai suivi une formation en management pour décrocher mon MBA. Je suis devenu un conseiller en planification donc à partir de 2005 et j'ai fini ma carrière au ministère de l'économie et des finances en 2015. Pour vous dire donc que le parcours d'enseignant est un parcours jonché de découvertes et d'aventures. Et c'est aujourd'hui, je remercie le CESAG d'être aujourd'hui parmi vous et souhaite que ce soit également une pérennité pour d'autres années à venir pour réaliser nos objectifs communs. Je vous remercie. mbokku CMT 80-90 maa ngi nuyu kilifa enseignant yi retraité tey te dem nekkoon ay jàngalekat waaye di nuyu ñi war a jotaay bi tey mooy suñu élèves yooyu nga xam ne fee ca CMT ba nee naa ay fierté lañ ci ñun. ci trajectoire nit léeg-léeg yàlla day indi loo xam ne moom rek moo xam la tax mu indi ko parce que ba ñu paree suñu njàng université dañu ne woon booba temps concours dem école normale amul da ngay pare rek nga dem école normale bañ demee école normale dañ ne woon ku bokk ci 10 premiers yi foo ñaan ñu yóbbu la fa comme man ba may jàng Kaolack laa xamoon man ma ñaan Kaolack waaye sam papa daa bokk ci mag ñu njëkk ñi nekkoon Siin te jébbalu ci Sëñ Modou Moustapha moom muy noppi rek ndekete ci suuf dem na gis Sëñ Abdou Lahad jamono boobu moom moo fi newoon te Sëñ Abdou Lahad de doon sam papa su weeru koor ñëwoon booba sam papa nga ñiibi de doon yónnee Sëñ Abdou Lahad fas booba oto amul suñuy nopp Sëñ Abdou Lahad toggoo ci ak soxnaam su tuddoon Ndey Surang yaay Sëñ Seexuna rakku Sëñ Siidi ñu woore si ci sam papa ca ñiibi te Sëñ Abdou Lahad ak sam papa Sëñ Cerno Juuf Lambaay nee na ma rey nit rek lañ deful te lépp di lu baax sam papa ak Sëñ Cerno Juuf Lambaay ñoo sancal Sëñ Abdou Lahad Daaru Salaam bokki barga bég nga gis man nekk xele ñu affecté ma Kaolack ñu war ma affecté Kaolack ndax man bokkoon naa ci 5 premiers yi waaye sam papa jaar ci suuf ñu affecté ma Diourbel bi ma nee Diourbel ma fekk fi ay nit ñu baax Matar Diop boobu temps moo nekk directeur bloc scientifique bu Diourbel Cheikh Sow yore yàlla na ko yàlla yërëm yore CEG ba man ak ñoom Ardo ñoom Gomel ba ñooñu laa fa taseel élèves yi di jóge fii CMT di fa ñëw ngeen may ma au passage rek ma ñaanalaat suñu gaa yoo xam ne nekkoon nañ fi ci jàmm ak salaam te yàlla def la gën Ousseynou Ndiaga Diop sama geln wàll la woon ndax man laata ma ñëw CMT sport rek laa yaakaaroon ne mooy àdduna dama demoon ba dem ci wàllu karaté ba dem ci équipe nationale bi may ñëw ñu ne ma Ousseynou Ndiaga Diop ba nga fa mook Sambala Diallo
waaye soo demee lekk la ko ak ñoom ngeen yore loola ba ma ñëwee ñu yaatal ma xejal ma ba ma dem ba nekk fi directeur technique régional bu karaté ci Mbacké Diourbel ak Bambey ñun ñoo ko fa samp Ousseynou suñ bi mu jógee fii kër gu mag maanaam grand kër Cheikh dem HLM Route de Diakhao su weeru koor ñëwoon ñuy def la nga xam ne tey ku ma ko bëggoon defloo mu jafe dañuy dog dem ba 9h mu dawe foofa ñëw fekk si ma suma kër boobu maa ngi logé kër ñoom Aminata Tall ndax Khadijatou Tall ci jàngalekat yi la woon moom sama xarit la woon Ousseynou su fa jaaree ma jël suma kimono ñu ànd ñëw fii ci Yosekan nga xam ne fa la ñuy nekk di entraîné wu ba 11h tey su ma woree kenn mënuma teg métit boobu waaye jamono boobu loolu la ma Ousseynou doon defloo fu ma nekk saa yu ma duggee Diourbel rek suma xel dem na ci moom yal na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mais également sama collègue sama xarit Momar Gueye bi ñuy affecté en octobre 82 yaakaar naa au bloc scientifique maag mooma fi newoon ak Maguette Ndiaye waaw Ndong par la suite lay ñëw gis nga ci Covid bi daaw yàlla tax Momar Gueye ñu dem ci yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana donc bés bi pour man bésu cant la ndax suñ doon jokkoo ci panel bi liñ doon wax mooy yàlla nañu yàlla tegil Covid 19 bi ba bés ñëw ñu mën a ñëw daje gisante saafante yàlla suñu mayee loolu kay kon daa mel ni bésu tey bi bésu cant la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax tey julli ko ci ku tedd ki alayhi salaamullah kon fii Diourbel laa jaar fii laa defee pratiquement suma lu bari ci enseignement avant may dem fekki dëkk ñoom Thiam ca bloc scientifique bu Kaolack boobu bloc scientifique yi ci zone yi taxagul mu baree noonu ba tax li ñëpp wax rek moom lay wax fierté dañ ko am ci élève u CMT ya woon te tey ñu nekk ay cadre dama toog ba Ablaye Ndiaye professeur histoire géographie woo ma téléphone ne ma Bamba ma ne ko mu ne kii day sa numéro lay laajte sa élève la woon ma ne ko kan la mu ne ma colonel Abdoulaye Ndiaye nee na moo yore xawma lan santé fa nga xam ne fa la pompier nekkoon Dakar mu jokkoog man téléphone saafanteeg man bu baax xaw ma sax ndax moom mu ngi ci biir jotaay bi mais ne ma li ma bëgg mooy rigueur bi ngeen amoon temps yi ngeen ñuy jàngal te jubluwu leen ci woon dara ndax ñu nekk ay nit nga ñëw ba soldat yi nga xam ne maa ngi nekk ak ñoom fii ci service de santé bi ma présenté la leen nga nekkal ma leen modèle xam nga su may dem Dakar bëriwut parce que sooy def âge te ba may nekk université xëy na miinoon naa Dakar lool waaye léegi damay tayal a dugg Dakar loolaa tax ba tey demuma ci service am mais yemul foofa dama toog ba mu envoyé ma ci suma Wave 50 000 francs ne ma ah professeur comme man gisuma la man naa dawal tuuti ci yéene rek ba saa yu ma la gisee moo tax waa CMT dama ne ay modèle lañu ci ñin doon jàngal parce que suñ bañoon déglu lañ leen doon wax xëy na kenn ku ne tey kilifa la mais kon naruñu woon yegg si foofu mais dañ ko nangu woon Thiaw a ngi wax mais man j'étais un professeur extrêmement rigoureux am na ku ma ko ci doon fàttali léegi bañ ma affecté ma nekk principal ci Fatick dama dugg si ci biir inspection bi rek benn waay jóg taxaw ma nuyanteeg moom mu ne ma monsieur vous ne me reconnaissez pas ma ne ko non
mu ne ma c'est Djibril Sène j'ai fait le CMT de Diourbel bloc scientifique nag laa doon jànge mag ñoom Marème Faye ñoo bokkoon classe mais principal tardé nga doon bañ Sambe laa dëkkoon mais su midi jotoon man dama doon préféré des ci gaar bi di fortaatu foofu ay gerte wala ma jënd lu ma lekk parce que 3 heures si jotoon ma nit tardé da ngay wax ne man ni ma def ba du ma tardé yow soo ko defoon doo tardé nekk naa ak yow ba nii mosuma faa tardé ma ne ko lii rek laa ci bëggoon. Mad Faye était avec lui, je crois qu'actuellement c'est l'inspecteur départemental de Sédhiou. Donc ce CMT-là a produit des valeurs sûres dans ce pays. Absolument. Man dama jàpp ne ci wàllu éducation suñ doon seet un modèle xëy na ñu ngi wax Mariama Ba xëy na ñu ngi wax leneen mais lan nit ña dugg ca biir fañ ko war a médiatiser ba wax ko ba ñu jox leen gëdd googa foofa rek lañ yéex a dugal xëy na CMT Diourbel mais CMT Diourbel am na école de qualité yu bëri moom moo leen raw. Elle a fait ses preuves. Des ministres sont sortis par là, de hauts cadres sont sortis par là. te nag ñoom ñëpp garder cette humilité garder cette décence qui est que ki nga xam ne sa kilifa la soo ko gisee da nga ko war a wékk da nga ko war a jox cër benn ñuy waxe ci panel bi dama ko rafetlu Moustapha Sy je le salue au passage ñëwul tey mais su ma toogee ba yàgg rek daf may wone ma ah monsieur Ndiaye mbaa yaa ngi ci wër man de dama la gëj a dégg ma ne ko maa ngi ci wër dara ñu ngi leen di ñaanal te di leen sant duma gën a gudd duma monopoliser parole bi da di màggetu jàngalekat moom su gëjee jàkkaarloo ki ndongoom su ngeen ko joxee li nga xam ne lii moom mooy waxal jëme ci ñooñu moom su ngeen ma arrêté wul rek duma xam a taxaw may pare rek te di ne fii la sama dem Makka xëy na Thiaw xaw ma nu mu tuddati Mbay nee na fii la jaar waaye fii laa jógee taseek xasum woon doon dem di ziyaare ji Sëñ Sidi bu Sëñ Ablaat ñu dem bi may yegg Touba rek ñu woo ma téléphone benn colonel ne ma suba na nga ñëw présidence de la République ma ne ah fii ci station Shell bi nekk fii ma yeggee ma ne ah waaw pour lan bi ma woowee waatu mu ne ma soo ñëwee di nga xam bi ma ñëwee mu ne ma boole na la ku ñuy wax fàtte naa nu waa ji tuddeeti ne ma moom la Ablaye Wade booleel nee na nga dem Makka nii laa demee en 2010 à la Mecque te defaat trajet bi aller-retour laata ma donc j'ai noué avec cette région j'ai noué avec cette ville vraiment quelque chose de particulier mais jaaxaluma kiñ ma tuddee dama dugg fële sànq rek ni ma gisee mbir yi ma ne waaw est-ce que du fii lañ defoon Sëñ bu mag bi résidence ñu ne ma fii la soo fa duggee rek war nga ko yëg ñaan yooyu moo leen topp yal na leen ñaan yooyu topp yal nañ leen yàgg a topp yal nañu topp ñun ñëpp te vraiment ñu regrette toujours lu tax yàggu ñoo def lii nga xam ne mooy suñ amical bi yal na ci yàlla def tawfiix maa ngi leen di ñaanal te di sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen jégal ma dinaa beral cant Sëñ Modou Mbenda Fall parce que maa ngi koy suivre bu baax xëy na moom xamu ko mais maa ngi koy suivre bu baax ci ay waxam c'est un fédérateur maa ngi boole cant bi ak ndiim ginnaaw bi ma làqee Mbacke Sow ak ki nga xam ne mooy sama mbokk jële Fatou Manel Fall parce que sama mbokk la Ardo Ndiaye ma yegal loolu moo ma ne parce que famille régnante bi nekk Sine ak fii benn lañu woon ndiim ku baax nga panel bi su yegsee ba fii am na ci lu bari loo xam ne liggéey nga lu xew danga koy dugal bismillah
Parce que puisque les cotisations ont diminué, on a eu 914 000 francs à la journée d'hier. Mais aujourd'hui, nous avons des cotisations. Nous avons un bilan financier parce qu'ils m'ont donné aujourd'hui même. Voilà. Pour le bilan financier, au 15/02/2020, les cotisations étaient de 2 224 300. Le 19/04/2020, on avait fait un mélange de solidarité pour le Covid. Moi, le Covid, nous avons fait les Halis de fait des soldes, 36 650 se reversaient en recettes. Aussi, nous avons fait des réservages en 2020. Halis de nous pour des réservages, il fait des soldes 32 500, aussi c'est rentré en recettes. Bon, on a ici, nous connaissons on va prendre du temps. Voilà, c'est ça. Voilà, donc à la journée du 20 mai. À la journée du 20 mai, on avait 641 000 de liquide. 641 500. À la banque, on a 1 950 000 francs. Donc on a un solde de 2 591 000. boo sañoon décision yi ngay jël day doon loo xam ne ñëpp danañ àndandoo bég si ñoom ñëpp ñu ànd si ñoom ñu liggéey bu metti nag waaye nag ñu def si seen jom ak seen fulla ak seen fayda lépp lu ngeen gis si grand groupe bi c'est parce que ça a été déjà discuté dans le Bipro ñi nga xam ne ñoo nekk Bipro ñu di ko taxaw il a fallu parfois ñu def ay réunion à distance ba ay 22h 23h ba 0h di def ay réunion par rapport à des sujets yoo xam ne yu ñu waroon a transférer la dans le grand groupe te loolu lépp nag yàlla defal nañu ci ndam ba nu am ko kon yéen waa Bipro jaageen jëf gàcce ngalaama seen jaan wàcc na voilà ouais. Bon, les étapes aussi, on a voulu aussi renouveler wala bok ñu joxe suñu xalaat ci la composition du bureau bi nga xam ne moom lañ bëgg a mettre en place pour mu jël liggéey bi nag doxaat jëm ci kanam xam naa beneen défi la parce que défi bii moo gën a rëy sax bi nu weesu parce que bee ñi ngi ci doon dox rek te booba amuñu benn structure bii nag ñun ñëpp daje nañ nag ñun ñëpp ñuy ay gor kenn ku ne am loo yëg ci sa bopp ñu am yéene nag tàmbaliwaat liggéey bi yóbbu ko nag mu dem fu sore sori ñu soxla nag ñoo xam ne mënul ñàkk nag bëre mënul ñàkk ñu am ñoo xam ne ñoo nekk sax ci kanam di doxal liggéey bi xam naa bala noo jàll sax ma tirer un chapeau au comité d'organisation de cette assemblée générale nga xam ne vraiment
ñoom ñi ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay mat na sëkk nag waaw fii ku fi ñëw ak fi nu jaar yëpp ni ngeen ko mënee ba mu egsi fii vraiment vous avez assuré te ñëpp ñi ngi leen ciy sant proposition yi ñu amoon nag par rapport au nouveau groupe au nouveau bureau dañ amoon un poste de coordinateur ak un coordinateur adjoint am un poste de secrétaire général am un poste de secrétaire général adjoint am trésorier général ak trésorier général adjoint secrétaire secrétaire général à l'organisation mu am adjoint mu am responsable de la plateforme donc am responsable adjoint am responsable de la communication boobu tamit ñu am kuñ ci tofal adjoint amit responsable des sages moom it am kuñ ci tofal loolu moom li ñu ci jublu mooy jëflante bi suñu biir rek bëgg lépp gën a ànd donc lii fukki membre la ak ñeent yoo xam ni dañu xalaatoon ñu daal koy soumettre à l'appréciation de l'Assemblée générale su ko defee ñu tànn ko fii nag ci sunu biir bala ñoo jóg nag te bu ñu ci daw dara nag amul fuite de responsabilité parce que liggéey la boo xamante ni bii ñun ñëpp ñoo ko séq fu mu sooxee rek ñun ñëpp ñooy daanu kenn ku ne mu jëm kaw rek nga bëgg donc kenn ku ne war nga jaaju maanaam takkaat sa ndigg bu baax a baax xam ne lii de suñu koy def naga ni déwén incha allahu fii de dinañ wuti feneen waaye fii moom du doon fu nuy xaj moom incha allahu kon loolu bu ree wax na léegi reconduction vraiment ñi fi nekkoon liggéey nañ liggéey bu am solo waaye nag liggéey bu ko ñëpp seqee aussi dina baax ñi nga xam ne amuñu si woon benn responsabilité ñoom it ñu jël responsabilité nag pour ñu xam ne nag liggéey bi ñëpp ko bokk parce que xel yemut xel doyut mel na xel rek doyut waaw te engagement yi moom xam nañ ko ñëpp am engagement rawatina ñi nga xam ne da nga maam ñoo si nekkoon di liggéey waaw sunu ñaari coordonnateurs yii man dama jàpp ni yéen moom mun nañ leen bàyyi parce que yéen poste bi ngeen nekk ñun duñ leen kenn du leen fa dindi parce que vous êtes des coordinateurs du groupe Serigne Mbacké mënoo daw déedéet il faut que tu sois là loolu la yàlla dogal la vice coordinatrice Fatou Manel yéen la yàlla def mbir mi si yéen te du ñu noppi nag di leen sant di leen gërëm kon lii moom da ngeen nu koy nangul léegi on va soumettre le poste de secrétaire général ak adjoint ñooñu xam nañ dinañ xam li ñuy liggéey trésorier ak adjoint dinañ xam li ñuy liggéey yaakaar naa bu ñu jëmee si bii jàll si beneen donc après ñu kii waaw aca bi bu ree waaw am Bouré Amadou Bouré Sène El Hadj Ñaan Soxna Ñaan Papa Diagne Aïssatou Ndiaye Assou Ndiaye information